Poser plainte am ñun au début on n'a pas parlé parce qu'on considère que ne c'est une affaire privée. Et que yoon dina def liggéeyam. Bien que nag njortoon nañ ne avec la posture de l'accusé xëy na peut-être dina am ay balbutiements. Mais bi ñu demee ba gis ne l'opinion ni mu doon traiter l'information de même que médias yi. on est dañu jug on a fait un communiqué pour attirer l'attention des gens sur le traitement. loolu moo nekkoon suñu action bu njëkk a def. wax nag ne nañu jox ku nekk présomption bi nga xam ne moom la ko yoon may. muy Adji Sarr muy Ousmane Sonko ku ci nekk ci ñoom ñaar présomption bu ñu teg rek ku ci nekk ci ñoom ñaar dagan na ci yow. foofu lañ tegoon suñu communication waaye également attirer attention population bi ak opinion bi sur wax yi nga xam ne ñu ngi koy wax di ko jëmale ci Adji Sarr. nga xam ne jigéen bu ne mën nga ci gis sa bopp. te viol dafa nekk loo xam ne lu diis la ci jigéen. Donc loolu noonu ñuy def mën na am ñi nga xam ne dund nañu viol dem ba revivraat scène bi. mu nekk loo xam ne day ñëwaat ci ñoom. Donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu jug def suñu communiqué. bi ñu defee loolu parce que damay topp logique bi rek on a été insulté menacé et tout ñu jug bind ministre de l'Intérieur. Attirer attention sur le fait que dans ce dossier. On s'est rendu compte que jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy wax. ñan ñoo leen menacé. ay nit yoo xam ne c'est sur les réseaux sociaux je ne vais pas dire les choses individuellement parce que après je pense que am na loo xam ne sax cybercriminalité topp na ko. On a vu que ne am na ñoo xam ne bëgguma tudd dëkk. mais am na ñoo xam ne Maroc lañ ne am ñoo xam ne fii Sénégal lañ ne ñoo xam ne c'est des faux comptes. parce que faux compte même boo ko créé cybercriminalité mën na xam effectivement kan moom compte boobu noonu. Absolument. yaa ngi dégg. Donc man mi di wax j'ai tellement fait de capture sur des menaces et tout yoo xam ne mi ngi sa tey jii sama maa ngi ko denc. Donc bi ñu defee noonu suñu commencé di menacer suñu waa collectif ñu bind ministre de l'Intérieur mais également attirer attention sur le fait que dans ce dossier même médias yi bu ñu koy traité foog ñu traité ko en mettant l'accent également sur le fait que tey Adji Sarr jigéen la sénégalaise la mais am na ñoo xam ne ñu ngi nekk victime de viol ci seen biir yi nekk ñu ngi toog te ñu ngi dundaat affaire bi loolu yëpp ay conséquences la donc bi ñu jógee ci loolu pour gën a dëggal pour répondre ci question yu bari dañu def conférence de presse gën a waxtaan ak sénégalais yi gën a waxtaan également ak médias yi buñ paree ñu toog jàpp suñu parce que loolu mooy suñu rôle ci mbir mi en tant qu'organisation de femmes parce que comme dañu voté la loi sur la criminalisation du viol nga xam ne jigéen ñee ko xeex ak ay góor aussi bien sûr ba ñu am cette loi là donc aujourd'hui dañu nekk ci étape boo xam ne dañuy wax ce qu'on appelle la vulgarisation de la loi en tant que telle. Vulgariser loi bi mais sénégalais aussi xam loi boobu noonu. Donc bu fekkee toll nañ boo xam ne dossier de viol boo xam ne dossier de viol bu am solo la. bu ñu dañu jàpp ne dossier bi bu ñu ko demul jusqu'au bout dina am benn conséquence bu xaw a désastreuse et malencontreuse ci wàllu lu ñuy traiter viol en tant que tel donc loolu moo taxoon aussi ñu jël disposition yooyu. Adji Sarr wax na bi Adji Sarr waxee. yàqul dara wàññiwul dara ci position ba ñu amoon démb ak barki démb. lan moo nekkoon seen position démb ak barki démb. suñu position démb ak barki démb c'était sur les principes. maanaam ñu respecter droit ak yelleefu. Adji Sarr ci mbir mi. respecter ak yelleefu également Sonko ci mbir mi parce que boo waxee lii fii da ngay wax lee fële aussi c'est-à-dire que foog ñoom ñaar ñu yam. Donc foofu la ñu mës a ne. Maintenant là où peut-être les gens ont un peu de problème ak ñun mooy quand on s'attaque à des personnes bu ñuy attaquer ñun ñi nga xam ne en tant que tel ñu ngi jël Adji Sarr peut-être di wax ci moom tellement de stéréotypes di def tellement de divagation des fois des choses même intolérables là on a dit que non il faut que ñu arrêter parce que lii ñuy def nii ça n'a rien à voir donc c'est faut pas que ñu am une position politique ba tax ñu wax lu leen neex ci wàllu dossier bi parce que en fait c'est-à-dire dafa mel ne comme si dañu bëgg a def le procès de Adji dem nañ ba même ci vie privée c'est-à-dire que dem nañ ba def ay enquêtes ci vie privée fu mu dëkk fu mu jógee alors que loolu dañ koy def à des fins politiques c'est-à-dire que loolu dañ koy def à des fins politiques mais aussi pour mën a inciter les gens à la haine contre cette fille-là mais inciter également les gens à la haine contre ces femmes-là donc suñu rôle en tant que femme en tant qu'organisation de femmes mooy ñu taxaw alerter sur cette question-là parce que nag nañu waxante dëgg rek gis nga le juge là il va juger les faits man dama ne dans tous les cas en tout état de cause bu ñu demee ba ca cappaandaw gi ku nekk di nga xam ne moom moo ci ne ñun suñu combat lenn rek la maas dossier bi nañ ko topp ba mu jeex parce que dafa am effet bu muy def ak ci ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu viol parce que tey jii nag nañu waxante dëgg
dossier bi bu ñu ko toppul ba mu jeex. du ñëpp naroon ñëpp a ñeme jug dossier bi yéen en tant que ñuy xeexal àqu jigéen da ngeen jàpp ne viol am na ci wala nang parce que Adji Sarr bi muy wax daanaka est-ce que thèse viol bu dàq ko parce que nit ku mu séqal nee na séq nañu plusieurs fois même su ma waxul viol bi est-ce que maanaam dossier bi mënuñ jàpp ne dossier bu ñu monté la wala yooyu. comme ni ko gars yi di waxee man je suis pas ci heure manipulation. man je refuse de me faire manipuler. ci tout boor nag ak boor bi ak boor bee. ok suñu principe lenn la woon la parole des plaignantes compte et doit être prise en considération dañ ko war a jël en compte baatu ki nga xam ne moom moo jug ne tey dañ maa sàkku baat boobu dafa am lu muy tekki ci ñun parce que nag maas ci suñu wàllu liggéey li gën a jafe ci wàllum sàkku wàllum viol mooy ce qu'on appelle la dénonciation maanaam wax ko nit daf ma sàkku looloo gën a métti ci suñu liggéey kon bu ñu demee ba am la possibilité am dénonciation mu impliqué kenn bu fekkee ne dafa impliqué koo xam ne personnalité politique la waxuñ ne viol bi am na on n'a pas dit ça faut que mu leer parce que mënuñu wax loo xam ne xamuñu ko foog mu leer parce que ñun mënuñu wax loo xam ne nekkuñu fa woon am na wala amul xamuñu ci dara mais Adji Sarr dinañ ko déglu parce que citoyenne la juge bi dina ko jox àq ak yelleefam respecté ko ba mu mot sëkk léegi nag bu ñu demee ba te juge ba dinañ xam kan moo def ak kan moo deful donc loolu il faut que mu leer xamuñu kan moo violé kan moo violé wul bi Adji Sarr génnee tamit baatam ba ñu ko déggee wàññiwul lenn ci suñu position wàññiwul lenn ci suñu position ba pare dafa gën a dëgëral seen position dafa gën a dëgëral suñu position ba pare lenn am na ci mënuñu fexe wax ba ñu banaliser le viol dans ce pays le viol reste toujours une violence sexuelle boo xamante ni kenn waru ko teg ci ndoddu jigéen wala ci ndoddu góor te tous les combats yi ngeen ko mëne ak fu ñu munti jaar pour que au Sénégal jigéen bu ñu fi sàkku ak nuñ la munti sàkku nga dem yoon def liggéey mais est-ce que Adji Sarr waroon na génn jamono ji nga xamante ne ñu ngi woote apaisement kilifa diine yi wax xam nga aussi na mu waxee est-ce que war na waxee noonu nan la waxee waaw parce que mënoon na ñëw rek wax ne dañ ko sàkku nangam waaye bëgg en tant que jigéen bëggoon na ma sëy ci ginnaaw ak bëggoon na ma nangam sëy ñu nangami yoon ak yooyu noonu tey jii en tant que jigéen mooy lan waaw en tant que jigéen loolu est-ce que war na ko mën a wax juge bi la ko waroon wax wala sénégalais la ko waroon wax et après il y a beaucoup de gens yoo xam ne qui sont dans le dossier qui ont parlé c'est pas elle seulement ñëpp ñu bëri ñu ngi ci dossier bi wax nañ tey jii ki nga xamante ni moom la ñëpp di wax naan lu tax défendre leen ko parce que vous êtes ay mouvement de femmes ma leen yéen ñu nekkuñ sax ci processus su défendre qui que ce soit dañu nekkoon ci principe yi ngeen bëgg ñoo choisir un combat boo xam ne du suñu combat li Adji Sarr nan la waxee man je pense que ku nekk ci dossier bi am na lu ñuy wax ne dafa violer le secret de l'instruction loolu il appartiendra au juge d'en tenir compte man je suis pas ci domaine boobu noonu il appartiendra au juge d'en tenir compte maintenant quand tu dis que ne jigéen la est-ce que war naa wax ne oui dañ ko sëyee ci ginnaaw ça n'a aucun sens ça n'a rien à voir que mu nekk jigéen moo tax non su fekkee ne c'est un fait réel elle n'a qu'à le dire bu fekkee ne c'est un fait réel elle n'a qu'à le dire parce que nag daw tollu nañ foo xam ne mbir mi day leer de et tous les détails di ngeen ko jël en compte dans cette affaire là day leer parce que aussi ñi taxaw di waxee noonu tamit am na ñeneen ñuy nekk ci beneen wàll bi génn teesu complot bi génn na li mu wax am na incohérence génn lu bëri teg ko loolu xam na après affaire incohérence boobu noonu ngay wax Mass gis nga Mass man gars yi ne nañ wii ci discours am dafa am ay incohérence moo tax gëmuñu ko bu leen neexee ñu bañ ko gëm parce que discours dafa am ay incohérence fii depuis le début discours yi ñu fi dégg yëpp am na incohérence mais terewul bu Sonko am na incohérence bu daamu salon bi am na incohérence absolument donc moom bu amee incohérence cela ne veut pas dire que ne viol bi amul wala waruñ ko joxoon également présomption d'innocence bu waruñ ko jox jërëjëf Maya naa dellu soit ci yow damay ñëw ci maître avant may ñëw ci suñu xarit imam Dramé moom teew na ci plateau bi vraiment ñu ko ciy remercier bu baax a baax damay ñëw ci Mbaye Cissé maître noo jàngatee sorti Adji Sarr bi est-ce que waroon naa génn moment bi est-ce que yoon may na ko mu génn moment bi est-ce que aussi avocat bi mu àndal aussi ñu bëri jàpp ne dañ ko utiliser wala dañ ko conditionner pour mu wax ci wàllum yoon est-ce que moment bi waroon na génn wax waaw jërëjëf sëñ Mass ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyuwaat encore
xam nga nekk nañ ci situation boo xam ne dafay xaw a difficile tuuti. pour nga gën a mën a dugg ci fee yi gën ko décortiquer ak wax yi fi génn. parce que laal na tuuti dignité humaine. que ça soit ci côté la dame accusatrice ki nga xam ne moom moo accusé mais xam ni ki nga xam ne tamit moom la ñu accusé. mais génn bi waroon na génn warul woon génn war na ci wax waru ci wax mais loolu yëpp dafay delluwaat ci jour bi nga xamee ne juge d'instruction bi. bu 8e cabinet bi convoqué na ko mu ñëw au niveau mu ñëw dans son bureau. da ngay xool ba xam juge bi est-ce que ordonné na ko mu wax ci dossier bi wala ordonné wu ko pour mu wax ci dossier bi. parce que dans ce cas bu fekkee ne juge bi ordonné na ko da ngay gis ni violé na secret de l'instruction mais secret de l'instruction sax déjà. da ngay xool ni ñi mu incombé dëggantaan mooy ñi nga xam ni ñoom ñooy organes yi. ñoom ñooy organe judiciaire ñoo yor dossier bi ku ci mel ni juge d'instruction bi. wala procureur bi wala avocat yi. ñooñu le secret de l'instruction ñoom la incombé dafa mel ni secret professionnel wala obligation de réserve. mais fii comme ni ko juge premier cabinet bi interdire Sonko à ce que mu wax ci dossier bi. ci foofu la ñuy mën a apprécier mais foofu information génn fa ba xam juge bi tere na ko wala terewu ko. mais est-ce que ni mu ko interdire Sonko du noonu la ko war a parce que interdire Adji Sarr voilà. non ñaari juge yi bokkuñu. ok bul fàtte ne juge bi entendre Adji Sarr. mooy juge 8e cabinet bi mooy juge d'instruction bi. kooku dafa décisir ci dossier bi. ok jébbal ko juge bi. juge bi woowaatul la dame accusatrice mais accusé bi la woo. bi mu ko woowee teg ko contrôle judiciaire tegal ko ay charte pour ça à ce que mu bañati wax ci dossier bi. bu ko waxee ay yeneen daan mën na ko ci fekk. mais man dama gis ni genre dossier bi dafa tàng boo xam ni. compliqué boo xam ni dafa am ñu ci wax affaire consonance politique. de telle sorte que genre dossier yi bu amee da ngay gis ni toujours dina am partie yoo xam ni dañuy bëgg à ce que le procès se tienne en dehors du prétoire. comme ni ko président Abdoulaye Wade waxoon les procès politiques se gagnent en dehors du prétoire maanaam ci ginnaaw tribunal bi lay amee. toujours dañ koy gis ci cas yu mel nii. mais man bu ma dellu si waatee juridiquement parlant ci toujours damay delluwaat ci plainte bi. parce que dama gis une dame accusatrice mu porter plainte. une personne. waaw pour viol répété. menace de mort avec usage d'arme. waaw yaa ngi dégg. mais bi ñu ko déposé parce que loolu mi ngi en instruction. absolument mi ngi au niveau du tribunal. léegi ci déclaration bi nga xam ni la dame accusatrice génn na wax ko. ma gis ni ubbi na moom tam beneen dossier boo xam ni il ne s'agit plus d'un dossier de viol mais ñu baal ma ci kàddu yi c'est un dossier d'adultère. kon viol bi dàq nañ ko. waaw non maanaam ni ma ko gisee. ni nga ko gisee yow moom ubbi na parce que. waaw wax na ni parce que moom ci ay waxam nee na bi mu demee ci au niveau de la gendarmerie. dafa waxul woon pour à ce que bëggul woon daal affaire bi am ampleur bi. dafa bëggoon maanaam mel ni lu kalaame pour mu ne ki nga xam ne moom lay jiiñ mbir mi mu arrêté. waaw pour Ousmane Sonko bàyyi ko loolu la wax. waaw mais pourtant ci plainte bi def na plainte bu correct viser ay articles. te articles yooyu gendarmerie du ko àtte tribunal ñoo koy àtte. ok yaa ngi dégg. mais bi nga xamee ni def na déclaration. wax na ni moom ci boppam bu génnee waat. waaw dina retirer plainte am. ok mais xam nga il faut que ñu xam ne tamit nekkuñu ci pays boo xam ne charia moom la ñuy appliquer. te dossier bii waat du ko àtte. tribunal moo koy àtte parce que da nga porter plainte. benn nit. porter plainte boo xam ni laal na dignité humaine que ça soit ci yow. ak ci moom. parce que li mu laal dafa sensible. ci doomu aadama. parce que dafa am koo xam ne tamit personnalité politique la am na ñu adhéré ci discours am. mooy li kii doon wax léegi même bu dee kooku am na lu mu la ëppalee ci wàllu posture. mais yow tamit dañ lay jox présomption d'innocence ci li nga wax. ok mais problème bi ci nekk yépp mooy xëy na du ma psychologue du ma psychanalyste wala benn sociologue pour mën a gëm. wala bañ a gëm li mu wax. mais boo yemee ci déclaration yi mu def yi. waaw déclaration bi. di nga gis incohérence yi. yan incohérence
parce que moom wax na ni bi mu njëkkee subir acte yi. dem na ci maamam. dem na seeti maamam. te seetaan naa fi ay vidéo ñu ne kooku maamam la mu wax mu ne gëj na ko gis te boo xoolee intervalle bi. da ngay gis ni yàgg na. yaa ngi dégg loolu première incohérence la. ok beneen incohérence bi mooy fi muy waxee ni maanaam fi muy waxee ni jour bi nga xam ne mooy le 2 boobu. waaw mi nga xam ne moom la porter plainte. biñ ko laajaatee dafa ne xamul ñaata yoon la. xamul acte bi ñaata yoon la am te 2020 la. yaa ngi dégg te man gis naa ne bu fekkee loo xam ne loo dund la. loo xam ne lu traumatisé. lu la traumatisé la. yaakaar naa ne boo koy expliquer mën na bañ a am incohérence. te affaire bi tàng na boo xam ne jaxasoo boo xam ne pour nga mën ci détacher ay loxo yu extérieur. dafay xaw a difficile. parce que bul écarter tamit témoignage yi nga xam ni yeneen témoins yi def nañ ko même bu fekkee nekkuñu ay témoins oculaires. ci biir affaire bi ci biir kii bi. ci biir foofu noonu nu mu tudd centre bi. centre bi waaw. moo taxoon depuis le début ma wax ni man plainte bi daal jaaxal na ma. man dama gisoon ni plainte bi man bu ma ko doon kii dama naan plainte bi daal pour man plainte bi baaxul ñu bëri na dañ ko bind dans un style clair et net. viser ay articles. parce que xaw na sévère. parce que kii bind plainte. mais maître su ma la déggee nga yow dafa mën yow thèse viol bi gëmoo ko daal. waa xam nga tamit pour nga am ci objectivité. objectivité du yomb. foog nga indi tuuti subjectivité. waaw man maa koy gëm wala man maa koy ñàkk gëm mais ci par rapport ak déclaration yi mu def. ci laay mën a situer. pour analyser pour apprécier. ci sama niveau. waaw parce que moom moo porté plainte. ne dañ ko violé. dugal procédure bi mu dem devant le juge. mais également bi mu génnaatee moom moo ubbiwaat presque entre guillemets beneen dossier. wax ni na waat. te affaire bi tam il faut que ñu nangu ni waat du ko àtte. parce que waat ci charia. dafa am ay charte te il appartient pas à l'accusatrice. ci charia moom mooy waat. c'est le juge xaadi bi ci boppam. moom mooy dans son intime conviction moom mooy dem ba wax ni maanaam ki ñu accuser na waat. parce que boo demee ci xadis daf lay wax ni. maanaam demandeur bi. moom mooy indi preuve am. mais défendeur bi moom mooy prêter serment te prestation serment dafa nekk acte bu solennel boo xam ne da ngay engager sa bopp. engager suñu borom. yaa ngi Sénégalais aussi li ñu bëggoon mu leer foofu leer na li ñu bëggoon mu leer mooy est-ce que tey jii Adji Sarr amoon na droit génn wax ci dossier bi leeral nga ne maanaam juge bi yor dossier bi moom bokkul ak juge bi entendre Sonko kon terewuñ ko mu wax ci dossier bi. non maanaam juge parce que foofu la Sénégalais yi bëgg mu leer aussi. non maanaam est-ce que génnam gi waroon na génn wax ko entendre juge bi décider te entendre ko. waaw da ngay xool ndax est-ce que interdire na ko. parce que comme ni mu defee ordonnance ci accusé bi. wax ni interdire na ko à ce que mu prononcé wu ci dossier yi mu joxe ci ay éléments wala mu joxe ci ay détails. mu interdire ko xam nga loolu ay éléments de restriction la yoo xam mi ngi am ci ordonnance bi nga xam ne def na ko contrôle judiciaire. mais daal gis nga ci incohérence ci déclaration bi mujjee def. waaw déclaration moom gis naa si ay incohérence ak li nga xam ne mooy kii bi PV bi xam ne fuité na. waaw xamuñu PV bu sol bu kii bi la bu fiable bi la wala kenn xamul. mais yooyu tamit bëri na ay incohérence. jërëjëf damay ñëw ci suma xarit Imam Dramé Imam ma bàyyi la nga nuyu ma laaj la samit sa xalaat ci bi nga gisee Adji Sarr génn wax ñu bëri ne moom kat dañ ko manipuler ñenn ñi ne mais kat xaaral ma gëm 50% sa xarit joxe 80% 90% gëm na Adji yooyu yëpp tamit nekk na loo xamante ne sénégalais yi mi ngi xaw na doy waar seen diggante naka nga jàngatee sorti Adji Sarr bi est-ce que c'était le moment opportun waroon na génn moment boobu et ni mu génne na mu waxee aussi noo ko jàngatee Imam. waaleykum salaam. Mass maa ngi lay nuyu di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan. di nuyu kilifa yi imam. ak juriste bi ma fi fekk. ak soxna su rafet si. soxna Maria. di nuyu tamit nga baal ma nuyu xalifa généraux yi. nuyu Serigne Mountakha Mbacké. ñu koy ñaanal yàlla dëgëral ko. Serigne Babacar Sy Mansour ak église bi.
di nuyu tamit imaam yi. di nuyu waa Walfadjri yëpp. di sant bu baax nag Serigne Mountakha taxawaay bi mu am ci réew mi. wallaay ndeysaan. ndax tey yaakaar naa ñu ngi doon jooy Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh. te tey dégg naa démb benn journaliste ni comme mënatuñoo gis Cheikh Alhaji Abdou Aziz nañu jàpp Serigne Mountakha. wallaay ndeysaan. loolu dafa am solo. te loolu wolof nee na nañ maanaam jëf moom kenn mënu ko suul. boo xoolee depuis crise bi am ba tey commencé na sax depuis ci crise sanitaire ba mu jël 200 millions jox ko réew mi. jàppalee ko nguur gi. ci crise sanitaire bi. barki dem mu yëkkati 50 millions. jox ko ñi nga xam dañoo blessé ci mbir mi. ndeysaan. kon sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal bu baax. ci taxawaay bi. macha allah. parce que dafay baax ñun bu ñu gisee comme man dama bokk ci ñi nga xam ne su ma gisee safaan dama koy wax. ak safaan gi fu mu mën a nekk. moo tax boo gisee lu baax day baax it nga wax ko. waaw tax ñun responsabilité boobu la ñu am. muy dëgg. di jaale tamit ñi ñàkk seen bakkan bi. parce que fukki bakkan ak ñeent ñoo rot. ñu ngi jaale famille yi. ok ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpital yi. ñooñu it jàpp naa ni lépp ci mbirum Adji Sarr la. ok ak Ousmane Sonko comme ni ngeen ko waxee. di wax ni jàpp naa ni man de su ma doon Adji Sarr. wala may mbokkam. du ma ko wax loo. lu tax du ma ko wax loo. mooy réew mi nag dafa am réalité bu fi am. mooy réew yaakaar naa Sénégal dund na crise yu jafe waaye crise bii mu dund. gaw ma ni mus na koo dund. ok parce que crise yi fi daan jaar xëy na dañ daan dem ci ay élection mu am ay bakkan yu rot waaye bii gis nañ ni ay bakkan dafa rot am ñu ñàkk seen alal am ñu ñàkk seen liggéey. am ay blessé. ok ba ay kilifa ci boppam kilifa yi ñu gën a fonk ci réew mi moo xam église bi la. wala kilifa diine yi ñu jóg ñaan. ndox ci tànki jàmm. ba borom réew mi ci boppam. di président son excellence monsieur le président de la république génn def apaisement. ok ñun ñëpp ñu rafetlu ko. te bu ko neexoon tamit du ko def. parce que moom la yàlla fal tey moo yor pouvoir yi. waaye ku xam Sénégal ni muy doxee xam ni kenn mënul doxal réew mi saa nga bañ a jëflante kilifa diine yi. kilifa diine yëpp def benn bloc. ok sëñ Mountakha dégg nga sëñ Bass Korog li mu wax na lu am solo nee na mu ngi sant kilifa diine yëpp jaaree ko ci sëñ Babacar Sy Mansour. ok kon loolu dañ ciy déggee ni moo xam sëñ Mahi Niass la ka nekk ca Canaba. ka nekk ca Tivaouane ñoom ñëpp sëñ Mountakha da leen a yóbbaale ci ni liñ bëgg ci réew mi mooy dal. kon jàpp naa ne dal googu. ok méngoowut ak génnuk Adji Sarr gi. ok mais noo jàngatee génnam gi. waaw man génn bi damaa jàpp ni benn jigéen la rek wax dëgg yàlla nag bu ñuy manipuler. ah bon waaw man loolu laa gëm. parce que ñun diine lañ jàng. diine rek lañ mën a wax. waxoon naa ko fii yaakaar naa ca commencement ba. ni bu doon Ousmane Sonko ci l'islam la ñuy àtte kon Adji Sarr dañ koy dóor ay yar. te loolu damaa bëgg nag imaam yi ñu wax ci. parce que loolu mu ngi ci téere yi. ok man loi tubaab bii dama jàpp ni ay tàppale la. imaam Sonko luñ koy def. noppil man maay wax soxna si s'il vous plaît. déet tontu ko acca débat imaam Dramé débat de man maa yor acca waxal bismillah man ne wu fi pour weer non bismillah. alxuraan daf ñu wax ni bu ngeen weerantee man imam la je suis pas là pour leneen loolu diine laa mën a wax acca ñëwal yàlla nee na wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasulihi bu ngeen weerantee da ngeen di dellu ci alxuraan man loi bu dul loi alxuraan jàpp naa ne ay tappale la ay caaxaat la loi bi loi divine rek moo wér loi divine boobu nga xam moom lañ jox yonent bi bu doon ci la ñuy àtte kon Adji Sarr dañ koy caw 80 coups képp ku ànd ak Adji Sarr ñu boole laa la cawaale la man maa la wax lii lu tax l'islam boo jiiñee nit njaaloo dangaa war am ñeenti seede yoo xam ne bokkuñu fu ñu jóge ñu témoin ko loolu gis nañ ni amul donte njaaloo am na donte tey jii dama njaaloo ak jigéen te amul seede yow nga génn taxaw ni man mii kat dañoo njaaloo ak man l'islam day jàpp ni njaaloo boobu amul sens parce que amul seede ok te seede yi dañuy nekk ñu maandu kon cas bii moom l'islam setal na ci Ousmane Sonko yaa ngi dégg loolu wàllu diinal te li may wax ni benn ustaas nag ci Sénégal ak bitim réew kenn mënu ko dindi kenn ñëwewu ko sax waaw parce que ay texte la yu leer kon ci l'islam ji nga xam ne moom la fi yonent bi indi Serigne Touba gëmoon ko
Alaaji Malick gëmoon ko Cheikh na Cheikh Saad bu gëmoon ko Cheikh Ibrahima Niass gëmoon ko setal na Ousmane Sonko te kenn bu ci kenn weerante tax bu loolu moo nekk ci téere yi benn boroom xam-xam weerante wu ci li may wax loolu moom dëgg la waaw ñëwul ci beneen fànn mu des ci wàllu moral moral parce que diine ñaar moo fi ne texte ak moral parce que diine yëpp ci yooyu la sukkandiku moral ak éthique ok boo xoolee yonentu saay sallam loolu la doon défendre aadama moom la doon défendre yonent yu ko jiitu yëpp moom lañ doon défendre ok wàllu moral man damaa yor ñaari soxna man mii di waxe yow xam li nekk ci ñaari soxna mooy la maanaam boo góorgóorluwul sax doo def li nga war a def waaw Ousmane Sonko yor ñaari jeeg yaa ngi dégg nekk chef de parti am moyen bàyyi leen fa amul fenn fu muy moyen yàlla lu dul ci salon boo xam ni ay nit a nga fa loolu xel mun rafet rek la laaj jarul jàng juriste jarul nekk avocat jarul nekk nekk élève semb day sax xam nañ ni xel nanguwul lool wàllu moral laa lay wax ok parce que nit pour ngeen mooy yàlla da ngeen a war a dem foo xam ni day sécuriser wu maanaam réew mi ku ne xam na ni bëgguma tooñ jigéen ñi waaye jigéen nag fi ne jigéen yomb na ci réew mi comme ni ngay naaneem ndox tey ku bëgg a mooy yàlla war nga ko mën a wutee ji feneen fu dul ci salon de massage lii mais est-ce que salon de massage yi aussi imaam ci maandute rek est-ce que salon de massage yi aussi loolu mën fa am waaw man ni ma déggee xam nga man bi mbir mi déparé doon naa sikk ci mooy gi am na wala amul waaye bi ma dégloo journaliste yi wax ma gis benn journaliste mu def fa benn reportage damaa jàpp ni foofu benn mooy mun waxuma viol moom waxuñ ko parce que ndaw si ci biir waxam wane na ni viol amatul ah bon waaw fu mu ko waxee wax na ni ci biir waxam nee na maanaam am na foo xam dañ doon sëy bay sëyee ginnaaw ku nangu ñu sëyee la ginnaaw foofu viol mënu fa am man yor naa jabar yor ñaari soxna yaa ngi dégg viol mooy forcé yaa ngi dégg waaw nga nangu joxe sa ginnaaw ñu forcé la xel nanguwu ko ak sëy ak sëy nañu ñaata yoon waaw te xaw ma ko ñaata yoon waaw kon foofu viol moom waxi viol kenn waxatu ko waxi viol moom jàpp naa ne ndaw si ci boppam tey jarul nekk avocat pour xam ni maanaam waxi viol amu fa moo tax ma ni la bu fekkoon ni jàpp naa ni Ousmane Sonko am na yéene def ak moom dara dina ko defee feneen fu dul ci salon de massage boobu ana arme yi ñu doon wax ni daf ko doon forcé ci biir wax ji biir waxi Adji Sarr wane na ne arme yi da koo tegoon ne mais utiliser wu ko ci kaw kon waxi Adji Sarr ji dafa bari ay contradiction ok li arab naan tanaqut ça veut dire mu des nag dama jàpp ni olof day wax ni joue avec le feu jàpp naa ne li am ci réew mi man tey su ma nekkoon responsable ci réew mi wala may mbokk Adji Sarr dama koy woo ni ko lii teg leen ko ci suuf parce que Mass boo déggee ñuy wax loi ak justice dafa fekk ay bakkan rotul ok Mass fukki bakkan ak ñeent ñoo rot ci réew mi ñoo xam ni du ñuy japonais du ñuy américain ay sénégalais lañ ok mais balaa ngay ñëw foofu parce que yàgg wax nañ ci ba tàyyi mais dañu bëgg nga ñëw ci parce que da nga wax lu am solo wala loo xamante ne tey ji mën nañ la ko nangul comme ni ñu mën nangule keneen mais da nga ne ci dossier Adji Sarr bi bi Adji Sarr génne di wax yow jàpp nga ne ku ñu manipuler la waaw damaa jàpp ni parce que ku ñu manipuler am na ñu la manipuler waaw maître El Hadj Diouf laa jàpp ni man tey su ma amoon dogal ma taxaw fi sëñ Mountakha taxaw dinaa ko woolu ba ma ñëw ok parce que dossier bi dama gis ni nguur gi ci boppam génn nañ ci ñoom parce que Macky Sall le fait que mu woote apaisement rek mooy nangu na li Serigne Mountakha wax nangu na li ko xalifa généraux yi ñaan mais maître El Hadj Diouf moo nekk ci yoonu taal réew mi ah bon waaw man Imam Dramé maa ko wax te dinaa la leeral fi ma ko teg foo ko teg parce que yow bu noonu yow murit nga sëñ Mountakha nga yaakaar mu nekkal fi sëñ Touba ñaan ñi nga xam ni sax ay yéefar lañ ay chrétien lañ ñu nangul ko ñaan ñi nga xam ni bokkuñoo ak ñoom ay politiciens lañ ñoom ñëpp ñu may ko yow nga ni murit nga waa Daaru Salaam nga jël Adji Sarr wut sab télévision ngeen teg ko fa ku ne xam na ne Adji Sarr li mu doon wax mais El Hadj Diouf ko bindal loolu jarul jàng pour xam ko kon damaa jàpp ni mooy ormaloo Serigne Mountakha. ah kon da nga jàpp ne Adji Sarr li mu doon wax noonu. du tey bakkanam. non du teyu bakkanam ku ñu orienté la mu doon. maanaam luñ ko bindal la rek luñ ko bindal la rek muy liir. ok luñ ko bindal man jàngalekat laa. xam naa kuy liir dicté nu mu koy liiree. Adji Sarr boo ko nee jàkk xam ni maanaam ab dicté lañ ko tegal muy liir. waaw ki ko tegal dani moom dafa am fu mu féete ci réew mi. foofu mu féete ci réew mi seen kilifa ñaan na ñëpp ñu may ko.
kon ñooñu seen kilifa kam aju ci yoonu murit moo ko war a woo ni ko yow bu dee murit bi ngay woote dëgg la ci yow bàyyil Adji Sarr te nga ñibbi seen kër. parce que doguma la am na kilifa goo xamante ne bon bi muy wax ak man ci kàddu kilifa gu mag ne woon na ma ne waa mais lii maître El Hadj Diouf wax loo Adji Sarr wala lu mu tax mu wax ko mu war a wax ni est-ce que bu doon doomam dana ko def. est-ce que man de bu doon sama sœur la bu ko defee ma porté ko plainte. man bu doon Adji Sarr tey sama sœur la ma gis ni mu koy manipuler nii dinaa ko porté plainte bu fekkee ni dëkk bi amul yoon dinañ xeex ba kenn man moromam. est-ce que Adji Sarr aussi waruñ ko may aussi benn portion tamit ci li muy wax ñu mën ko nangul. waaw bu déggoo Adji Sarr li yonent bi dajji ay waxam am da ngaa bëgg a weddi yonent bi yow. déet man kay bu ma dugal. yonent bi. dama la laaj rek imaam bàyyi yooyu nag. dama la laaj rek alxuraan laa la wax. il faut wax ji mu leer moo weddiloo yonent bi. yonent bi. waaw sallallahu alayhi wa sallam. moo wax ni maam sharia loo ci gis rek waxu yonent bi la. ok waxu yàlla la yonent bi jottali ko. maanaam ci sharia bii nga gëm yow ni jullit nga kii gëm ko kii gëm ko. tey ñun bu doon dañoo nangu li yonent bi wax. nee naa la Adji Sarr dañuy wut ko caw. ok am yow loolu da nga ci werante ba tey. jërëjëf maa ngi ñëw ci yow. parce que aspect bi ñi jàngat. parce que moom dafa dafa tuumaal as gor. waaw te amu ci preuve. ma daaneel rek maas c'est important. maanaam damaa jàpp ni Maître El Hadj Diouf. waaw man dama jàpp ni nitu fitna la. te yonent bi nee na fitna mu ngi nelaw te yàlla rëbb na képp ku koy yee. ok parce que réew mi nag amuñu fi ko ëpp tey sëñ Mountakha. bu ñaanee Macky Sall mi nga xam moo yor pouvoir yëpp mu wane ni teg na lépp ci suuf. yaa ngi dégg ak dossier bi fi mu tolloon. ok lu Macky Sall dañ ko tuumaal ci mbir mi. loolu yombul. waaw en tant que président de la république ñu tuumaal la complot. loolu yombul dafa naqari. waaye Adji nee na musul gis Macky Sall déglu ma daaneel. waaw nee na musul gis Macky Sall man damay daan parce que wax bu daanu du am solo. du am njëriñ. Macky Sall boole yëpp def apaisement ni maa ngi wootee ci jàmm. ok teg lépp ci suuf Maître El Hadj Diouf bàyyi ba nit ñi wax ba féete. nga dem jëli Adji Sarr indi ko sa kër. teg kaset. bindal Adji Sarr ak këyit muy wax. man damaa jàpp ni. tey jii. waaw sëriñam bi nga xam ne ci la aju moo ko waroon a woo ni ko Maître El Hadj Diouf bu dee murit gi ngay woote dëgg la ci yow tegal lii ci suuf. wala Touba moom dootoo fa teg sa tànk man de àndulaay gëm a dëkk bu doon ci la aju. bu ma ko teree bu bañee bu fa duggee ma génne ko. ok jërëjëf man Imam Dramé lii laa wax. jërëjëf Imam jërëjëf wax nga sa position. ñu nangul la ko. ma ñëwaat ci Imam avant mooy ñëw ci maayam ndax xam naa ne mi ngi bind ba léegi am na yu bëri yu mu noté Imam. man dama gis Adji Sarr. wax dëgg yàlla yërëm ko. sincèrement. est-ce que dama jàpp ne ku ñu war a protéger la. d'accord man dama jàpp Adji. ku ñu war a protéger la. parce que dama gis tey jii ci discours am mu tudd mbir yu doy waar yoo xamante ni daal wax dëgg yàlla jàpp naa ne waroon nañ koo woddu ci neneen ba bu ñu egsee ci juge bi mën koo wax mais est-ce que Adji Sarr mii nga gis mu wax nii tey jii amul waruñ ko war a jàppale de parce que ana ay mbokki Adji Sarr noonu la ñuy demandé kan ma fan la ne Adji Sarr ak ana ay mbokk Adji Sarr tey jii waaw maas xam naa toog naa fi ak activiste boobu Karim mu ne ma imaam ci alxuraan lañ lay xaar waxal yàlla nee na man nag ma jàpp ni fii toogee wuñ fi xaalallahu xaar rasul loolu il faut mu leer tamit man ñëwuma fii en tant que imam buy tari ay aaya di firi parce que fii bu fekkoon alxuraan rek la ñuy àttewoo ñun duñ fi toog charia rek la na mbir mi réew mi dafa am ay charte yuñ fi tëral muy constitution am ci pouvoir bu ñu tuddee pouvoir judiciaire maanaam attekat yi dafa am tëralin bu ñu leen jox imam Dramé li muy jàng alxuraan mënu ca tus sëriñ Muntaxa mooy xalif général des mourides mënu la atte benn atte ci réew mi ñaan jàmm rek la mën mais wàllu droit yépp mi ngi ci avocat yi mi ngi ci juriste yi mi ngi ci maanaam ñi jàng droit faculté la fa la ñuy génne nekk juriste nekk avocat ki nekk leneen ñoom la ñu dénk àtte yi réew mi te àtte réew mi tegu jug ci alxuraan kon Ousmane Sonko Adji Sarr ngeen baal ma sax tey dama ne woon du ma tudd turu kenn parce que man mbir mi dafa xaw a tiis ci man bokk naa ci ñi toog di waxtaan mais dafa xaw a tiis ci man tax mu tiis ci yow parce que dama seet su ma sañoon lii du xew bu ma sañoon kàddu yi génn du génn su ma sañoon ki ñuy accuser waxoon naa ko fii te muy aspirer yor réew mi lii du dal ci kawam aw ma benn position mais man maas fi may gis nii bu dëgg yegsee damay xool rek fi ma yaakaar ni fi la dëgg ne man ma laal fa ok maanaam mbir mi imam Dramé nee na
charia setal na ci Ousmane Sonko mais charia setal na ko mais réew mi setalagu ko réew mi dafa am ay charte yu ñu tëral te foofooy problème bi absolument non honnêtement bu fekkoon alxuraan rek mooy àtte kon sax du ñu jote ñoom ñaar xamul tax dem leen Arabie Saoudia moom génn na dem na bitim réew dem leen ngeen xooli réew yi islam di àtte woo jigéen du maase góor góor du maase jigéen ah kañ imam non non bàyyil ba ma pare def naa 10 ans le monde arabe. waaw bàyyil ba ma pare rek bàyyil ba ma pare maanaam sans kon départ réewu arab bi nga dem atte woowuñ charia charia amatul ci àdduna bi. waaw dama ne kon réew mi nga dem atte waaw d'accord mais réew mi nga dem kon def amalgam. atte woowuñu charia dama ne réew ma nga dem atte woowuñu charia réew muy atte woo chariatul muhammadiya alquran nekk seen tuteur di leen atte ci lu fa xew ku sàcc dañuy dagg sa loxo ñaar ñu mën a njaaloo dañ leen di protéger ba du ñu bokk ay jëflante góor du fa sax yegg ci yenn consultation yi ci jigéen loolu moo am loolu kenn mënu ko dindi ni nga waxee ni kenn mënta dindi loolu lii ma waxit kenn mënu ko dindi beneen réew boo nekkit attewooñ charia réew muy attewoo charia la wax parce que jàng naa charia man tamit ñoo bëgg nag maas ñëwaat lañ ci dossier bi waaw mbir mii dama wax léegi ne bi ma déggee waaw damaa gëm ndax bi ki njëkk a wax génnee damaa gëm ki njëkk a wax moomu ma kii mujj a wax moomu ma man dëgg lañ ma jàngal ci lañ ma yar man bu dañ ma ne bu nit di wax su yeggalee da nga naan dëgg la wax soo mënee jëfal ko soo mënul bàyyi réew mi nag bu ma gëmee man waxu ki njëkk a wax gëm waxi ki mujj a wax mais dañ leen di yóbbu nag tribunal ñu àtte leen ñooñu ñoom ñoo am xam-xamu saytu ñaari kaddu dem ba ci biir seen kaddu yi mën naa dem ci laaj ba yegg foo xam ni man sañu ma ko su boobaa dëgg dana feeñ ok mbir mi nag dama jàpp ni la Yuusufa defoon man su doon man la noonu lay def xam nga mbir mi dama ne du fi lu bees thèse viol ay accusation du fi lu bees peut-être ki mu dal position bi mu ko dalee ak fi mu ko fekk dafa nekk posture boo xam ni tey am na influence boo xam ni mi ngi ci kawam lu ko dal adduna bi yëpp yëg ko looloo tax poids bi 10 mais du fi lu bees ok alors Youssoufa dafa dugg kaso problème mu jigéen ko fa dugal ok jigéen yàgg naa dugal góor góor yàgg naa dugal baal ma mais dama laaj moo la bëgg a laaj rek foofu baal ma rek dama soxla laaj foofu parce que dama dégg Adji Sarr mu génn mu waat ci ay waatam ci bàmmeelu yaayam ne Ousmane Sonko ci boppam bu fekkee mësta sëy ak man nee na ma waxu sax viol waxatu ko moom nee na après xam naa maa ngi ci ñëw waxuma sax waxu viol mais bu dee sëy naag man na génn waat na génn kaamil na jàpp ba set waat boobu ñuy waat ci réew mi léegi ba nga gis tey ji borom salon bi aussi génn kaamil teg waat jooju ñuy waat tey jii yéen nan ngeen ko gisee waaw man en tant que religieux man en tant que nitu diine waaw moom bu waatee Ousmane Sonko dafa war a génn waat wala nga ni toogaloo fi diine yow kay tegal non déedéet dama ne xam nga lu voilà mais imam mais tooguma fi pour xaalallahu xaala rasul kon bu dama ne en tant que religieux en tant que non en tant que religieux laa fi toog xam nga lu tax gis nga kii laajoon dama ne xam nga lu tax imam dama ne dama nettali lu fi jaar non defuma amalgame dafa am lu fi jaar may nettali activiste bu ma ne mbir mi da nga waroon wax rek lu ci yàlla wax bu tontu imam tontu ma man waaw maanaam maas ñëwal sama laaj waaw ñëwal sama laaj man en tant que observateur laa nitu diine buy observer actualité yi li xew ma nekk koo xam ni xam naa culture xam naa xew-xew réew mi en tant que religieux bi su ma ñëwee observation nitu diine laay wax mais indiwuma fi àtte diine est-ce que leer na li may wax imam observation diine laay wax mais indiwuma fi àtteb diine damay def observation nag en tant que religieux bi ok ñëwal ci waat alors ñëwal waat bi du fi lu bees am na droit def ko ku ko ëpp taxawaay ëpp ko daraja def na ko fi mais li tax mooy li imam wax ñun dañ ñu maanaam mbir mi dañuy fowe maanaam mbiru alquran nit ñi ba léegi xamaguñu daraja yi téere bi xam nga téere bi ba léegi xamaguñ daraja ji bu ñu xamoon daraja ji peut-être yii xew sax du xew mais mas téere alquranul karim du waatukaay téere alquran dañ ko fi indi pour mu tëgg benn modèlu nit defar la ba boo taxawee boo waxee dañ naan dëgg la man noonu lañ ma tëggee bu nit waxee ma ne dëgg la parce que fekkewuma ko sharia a santuma ma weddi waxam maanaam sama xalaati àdduna tamit waxuma sax sharia sama xalaati bopp
man gàpp ma ni nit ku nite toog di wax day yeggal ma ne waxul dëgg loolu man gëmuma ko ma bëgg nag wax maanaam mbir mi su ma doonoon ki ñu accusé man am na bu fi jaaroon bu rëy laa la bëgg a wax ci àdduna ba alquran mii ñu yor ñoom di ko waate alquran nettali ko laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab histoire yàlla du historien mais nettali na fi événement yi fi jaaroon Yuusufa dafa dem kaso mais bi mu demee kaso jigéenu ko fa yóbbu accusation bu mel ni waaw wuy ma Yuusufa dugg kaso aussi ay Yuusufa ak yooyu d'accord non Mass dafa ndànk ñëw wuy ma tontu bataaxal ñëw taxu ñu indi fii waaw dafa am lu ma bëgg a wax non dama bëgg aussi bu ñuy wax ñu wax ci li nga xamante ne moo xew quoi waaw léegi dama la bëggal wax Mass dama ne tooguñu fii di werante tooguñu fi di wax lu ñuy làmbatu dama ne mbir mi observateur ak juge ak analyste ak journaliste ak ku ne fi nga far yaa nga fa far mais ñaar dong nga xam li xewagum fii ñu toll ak yàlla mooy ki ñu jiiñ ak ki ko jiiñ keneen ku wax da ngay wax lu la neex maanaam imam léegi dafa wax ne li mu doon wax diwa ko bindal diwa ko bindal moom ni mu amee gëm-gëmam ne diwa ko bindal man noonu laa amee sama gëm-gëm ne li mu doon wax gëm naa ko jërëjëf maanaam mbir mi nag dama lay wax Mass waaw jërëjëf xam nga lu ma bëgg non Mass defal ndànk dafa am lu ma bëgg a daaneel waaw daaneel gaaw ma ñëw ci Maya gaaw Mass bu ñu yàlla boolee ñuy waxtaane réew mi kenn ku ne dañuy nangu gëm-gëmam ak xalaatam mooy dëgg sax mu am sañ-sañu wax ko d'accord mais nag bëgg a jël nit ñi ne fii ñu féete kaay leen féete ji fa man ku ma woo ci loolu du ma dem d'accord jërëjëf imam macha allah jërëjëf damay ñëw ci Maya dégg nga imam li mu wax dégg nga maître li mu wax ba dee soit ci sama consultant am na boobu ba léegi yaa ngi dajale ay réflexion nan nga jàngate seen wax dama choqué honnêtement da nga choqué wu dama choqué wu bi ma déggee imam di wax parce que fekkee ne da nga ne Sénégal jigéen dafa yomb xanaa góor ñee baaxatul moo tax jigéen yomb sànq maa ngi koy tooñ juste pour mu indi maanaam bu waxee ne jigéen lii moo ko lislaam di dalee ci bu fekkee ne dafa tooñ ci wàllu njaaloo nan la góor aussi nan lañ koy dalee bu fekkee ne dafa njaaloo mu nekk nag lu ma touché parce que du fi guléet wax yi la ñuy wax Sénégal jigéen jigéen na le dëgg ñëpp ko moom waaye yàlla rek la saf gis nga mu ne donc il faut que ñu xam ne c'est-à-dire que stéréotype yi ñuy wax ay jigéen nii jigéen ne alors que ñu ngi jox góor bépp c'est-à-dire que ñu ngi koy jox tellement de présomption que ne dañ koy protéger tellement que pour ñoom góor warta mën a def yenn extrêmes yi je m'excuse góor warta mën a def yenn extrêmes yi donc c'est décevant d'entendre ça venant d'une personne qui se dit que ne religieux la ça c'est ma part personnelle et je le dis et je prends toutes mes responsabilités d'accord ma ci lu mu wax te man pour man loolu du waxam ñaareel bi mu ne Adji Sarr dafa ne viol amul ba Adji Sarr ba tey waxul ne moom viol amul dafa ne même bu ma waxul viol bi sax ça veut pas dire que ne waxul ne viol amul parce que bu fekkoon ne fa lay mujjee pour man ça n'a pas de sens muy porter plainte man nee naa la ba tey dama nekk ci principe yi rek maanaam man du ma taxaw sama diggante ak sama borom ma taxaw ma ne viol am na du ma ko def parce que nag am na loo xam ne sañu ma ko waaye sañ naa tey taxaw ne ajikat war nañ ko mën a déglu ndax aji dama koy gis comme ni may gisee bépp jigéen may leeral tamit benn mbir xëy na peut-être jàng nga alxuraan waaye xëy na peut-être xamoo yoon droit juridique parce que tamit am na loo xam ne wax nga ko te dama la fay foofu rectifier dafa ne aji dafa ne il a am master droit islamique anyway am master droit islamique boo amoon master droit islamique doo taxaw ne viol amul parce que non daa continuer amul problème xam nga da nga wax imam li mu wax moo ko assumé yow loo assumé ko xam nga sànq damaa wax ndeysaan imam dagg ma ne man polémique wu ma ñu
et puis il fait la même chose. moo tax yàlla dëgg rek la bëgg. commencé ba tey ci imam lu wax moom la. boo waxee lu jar a wax dañ lay tontu ci plateau bi. on a déclompé amul problème amul problème. amul problème amul problème imam jox naa la cër bi ba mu jeex. waaye nu suñu nekkee ci plateau. mais l'islam xamoo ko man quand je dois parler des choses j'en parle. ok lii nga xam texte yooyu nga wax amul problème waaw imam te nga maa dimbali nga bàyyi ma wala ma taxaw non bàyyi ko mu daaneel imam non wuyu ma da nga wax sànq mu d'accord mais nag man li ma wax non bàyyi ko mu li ma wax benn imam ñi ma ko dindi imam a ngi nii du ko dindi kon moom na wax lim xam l'islam laa wax moom laa xam imam non imam li nga wax am na lu ma ci dindi mais defal naa ba pare nga dindi ko dindi naa am na lu ma ci dindi respecté leen ñi ngeen di seetaan waaw déglu leen ma maay joxe parole waxal après nga jël waxal ma yaa waaw donc damay wax rek ne viol bu ñu koy définir def naa ne après sama xarit dina ci ñëwaat définition wu viol pénétration lañ wax. c'est-à-dire même bu fekkee ne da ngaa sëy ak nit ki ci ginnaaw pénétration la parce que toute forme de pénétration la ñu wax. fekkee da nga ko sëy ak moom ci ginnaaw. te d'accord c'est considéré comme un viol. donc loolu il faut que d'abord ñu xam ko. ok donc nekk nañ ci réew moo xam ne nag comme ñëpp dañuy woote jàmm. nañu ñi woote jàmm xam nga tey mënoo taxaw ne peut-être tu utilises des expressions coraniques wala des expressions coraniques ba tax peut-être nga am foo xam ne jàpp nga ne boo fa jàppee poñ et que tu utilises par exemple des versets wala dara wala tu utilises le Coran et que les gens vont croire que effectivement oui parce que dafa wax arabe et que moom la ñuy déglu wala et que moom la ñuy dégg en fait fokk ñu bu ñuy wax aussi nañu wax xam nga bu fekkee dañuy appeler ne ku nekk na nga wax sa aqulay taala na nga wax sa diggante ak sa borom dafay am solo aussi li ñuy wax ñu di ko mesurer parce que boo nee par exemple tey islam atte na peut-être sama xam-xam màccu ci foofu peut-être mën nañ ko nangul bu fekkee ne wax na loolu noonu oustaz man imam dama nekk ci plateau bi damay wax bu fekkee da ngaa bëgg a jël parole bi ma delloo la ko non mais c'est ça bàyyi ko mu wax bu fekkee ne da nga bëgg a jël parole bi man ma delloo la ko waxal ma yaa ñëwal parce que man kenn du ma noot ci plateau. ñëwal. voilà donc c'est le juge qui dit le droit. tey jii man damaa jàpp ne ñu ngi fowee lu am solo muy kaamilu alxuraan ñu ngi koy fowee parce que ñun ñëpp ku ci nekk rek fa daante 95% la ñu am de musulmans ak 5% ñoo xam ne ay chrétiens lañ. nañu respecté waat suñu ay mbir xam nga tey. Adji Sarr bu waatoon ci kaamil. Sonko waat ci kaamil. nu mu tudd sax la patronne du salon wax ci kaamil du tere juge bi moom mooy wax fan la dëgg féete ñu xam fan la dëgg féete man nag jàpp naa ne bu fekkee ñëpp dañoo woote dal parce que ñun amuñu lu dul suñu magu diine yi absolument ndax wax nañu ba sonn bu fekkee ñoom dañoo woote dal ku nekk na nga dem ci dal googu wax na fi tamit ne Adji Sarr day lire il n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que nee na jàngalekat la kon Adji Sarr da doon lire te pourtant day am na ñoo xam ne ña nga fa woon mën nañ la certifier ne effectivement liirul effectivement donc nit booy waxal ak tamit li nga xamante si ni yow maîtriser nga ko wala li nga xamante ni yow mën nga joxe les preuves exactes parce que foo nekkul tey jii bu ñu waxee ne tey Adji Sarr kenn mënut a wax ne tey seq na ak Ousmane wala sequ parce que ñoom ñaar ñoo fa nekkoon yaa ngi dégg nga bëgg a tamit ñëw certifier effectivement que ne Adji day lire alors que yow tu n'étais même pas sur place man honnêtement je me suis attaqué depuis le début de ce dossier à tous ces stéréotypes yi nga xam ne ñu ngi ko am autour de ce dossier et c'est des hommes qui tiennent ça et ça c'est très grave dans un pays boo xamante si ni dañuy wax égalité da nga jàpp ne dañu néewal doole jigéen ñi te je pense que nit booy woote nitu diine du yow yaa war a njëkk a néewal doole wala porter une parole boo xam ne day néewal doole jigéen merci jërëjëf Maya génne na lu am solo wax na aussi point de vue ci lu bëri mais Maya ci yow laay ñëwaat sax avant may dellu ci kii ci benn question rek ci wàllum Adji Sarr génn bi ba léegi est-ce que jàppoo ne Adji Sarr ku ñu war a protéger la ku ñu war a xoolaat la parce que dafa mel ni maanaam ñi ko entouré duñu ay mbokkam. xam nga man dafa am loo xam ne dama koy wax gis nga Adji Sarr elle est victime dans tous les cas Adji Sarr victime la ci bépp. bu fekkee ne complot la Adji Sarr victime la bu fekkee ne viol la. Adji Sarr victime la. suñu xeex ñun en tant que femme c'est la protection de ses droits. c'est-à-dire l'affaire là il faut que juge bi juge ko pour ñu xam mbir mi fu mu féete mais ana yeneen association yi daan xeexal jigéen
mais ba dossier bi gisuma ci yeneen association yi dafa am lu ñu gis ñoom it. man xam nga lan laa jàpp. xam nga fii il faut pas prêter des intentions yoo xam ne ay organisations yoo xam ne peut-être amuñu intention yooyu gis nga ñoom. non déglu ma non dafal nànk. taxawal waa dossier yàgg na fi am ñoom. bien sûr nga dégg association yu jigéen yu bëri. mais attends ban problème la ñu am. waaw damay laajte ban problème la ñu am dégguma ci kenn ku ci AGS waxul keneen waxu ci ñun wax nañ ci. te on est aussi crédible que ñoom expérience peut-être moo ñu ne. te ñoom ñoo ñu jàngal. te ba ñu génnee également ñoom ñooñu. elles se sont aussi comment dirais-je noppi. jàpp seen ñàmbur aussi li ñu nekk ñun di ko def ci wàllu dossier bi. ñoom terewuñu ko parce que mënuñu ko tere. benn organisation amul monopole de la défense des droits des femmes dans ce pays là. ñun ñi nga xam ne nag nous sommes une nouvelle génération. ñun ñi nga xamante si ni tey suñu liggéey également ci lii la màcc. mais ñu ngi ciy def suñu wàll. lan mooy problème bi. ñu ngi ciy def suñu wàll. absolument jërëjëf Maya moom elle assume ses positions et puis noonu la boo ak lu mu mën demee da nga assumer ses positions damay ñëw ci Mbaye maître vraiment dossier bi patate chaude la am na noo ko tuddee sànq patate chaude la nekk na loo xamante ne tey jii ñëpp dañuy tiit ne mën na taal réew mi ci côté yu bëri est-ce que yoon war na mën a may dossier bi tey jii ñu bañ ko àtte ñu nëppal ko wala ñu bàyyi ko noonu ko am ñu ko parce que damay dégg ci sénégalais yi am ñu ne imam mais dossier bi kat ndegam daan na jul coow ci réew mi est-ce que duñ ko régler à l'amiable am na ñu ciy dox pour daal ñu régler ko mais Adji Sarr génn ci wax ne bu fekkee Sonko waat na ne mustul seq ak man parce que foofu nag damay wax rek dégguma viol dama ne xam naa mayaa na ci dëkk après dama ne man dégguma viol dama ne bu fekkee ne wax na mustul seq ak man na génn waat loolu nan la ko yoon mën a atte aussi. waaw xam nga comme li ma la waxoon sànq. dossier bi tàng na tàng boo xam ni dugal nañu comme ni nga wax ni day. mën na taal réew mi déjà jot na ko taal. ok parce que plus de 10 personnes yi ci jot a dee. loolu doo ko mën a minimiser quoi doo ko xeeb. ok parce que ak dégâts matériels yi ci am. ak frustration yi ci am kenn ku nekk jóg wane sa naqar. yi ci am dafa bari. de telle sorte que pour nga mën ko traiter man je pense que ne da ngay summi sax sa maanaam sa posture juriste quoi ci li ma concerné oui absolument pour jéem a dem parce que boo xoolee Occident bi li ñu wax naan le gallicalisme li nga xam ne moom réussir na ko en Occident tubaab bi ñiy professé pour la laïcité fexe nañu ba détaché entre l'église et l'État. Église bi contrôle ba mu amoon ci état bi amatu ko. def nañu détachement bi état dem église dem. mais boo xoolee au niveau du Sénégal ñun échappé guñu loolu. jusqu'à présent le pouvoir politique mënagul échappé ci contrôle autorité religieuse bi. te boo xoolee mbir mi dugg na ci impasse boo xam ni. mën na jur problème. kon nag appel au calme bi nga xam ni président bi moom woote na ko. président bi est-ce que moom moo ko woote wala. waaw même mën na nekk sax woote bu précaire damaa ngi ñëw. appel au calme bi nga xam ne président bi woote na ko ak kilifa diine yi surtout. parce que ñoom dañu am voix dañu nekk ay voix autorisées. dama ne appel bi président woote ko parce que bu fekkoon moo koy woote balaa coow li tàkk mu woote ko mais est-ce que dama ne le président ci boppam sa kilifa diine yi ñëw woote. waaw avant coow li tàkk. xam nga dañu nekkoon ci benn crise xam nga président génnoon. avant ak génn après ñu bëri interprété nañ ko. mais man dama gisoon ne c'est un couteau à double tranchant. génnam boobu mënoon nañu verser ci crise bu gën a graaw bi. comme mënoon na apaiser. te xam nga commenter ay crise ak gestion crise moom dafa doon gérer crise. te booy gérer crise dafa am nooy taxaw il faut que nga jël recul observer. man dama jàpp ne ba léegi li fi am nii yëpp waat ak bañ waat yëpp. ça ne lie pas le juge. parce que plainte la ñu yóbbu devant le prétoire mi ngi ci justice. kon daal loi. juge bi dafa am maymatu juge bi ay fait lay xool. ak preuve bu ci gisee lu mu mën a àtte mu appliquer règle droit bi. yaa ngi dégg. mais bu ñu dàqani tamit société bi tamit il faut que ñu boole leen ci dossier bi. parce que dafa incombé bi dafa laal benn homme politique boo xam dafa am ñu adhéré ci dossier am. mu laal ay ñoo xam ni génn nañ ne ñoom tam dañu frustré parce que état de droit dafa bafoué wu. démocratie dafa am crise. mu nekk jaxasoo mu nekk maanaam li ma ko mën a tuddee fitna bu yeewu quoi. fitna bu yeewu. da ngay gis ni pour nga mën ko contrôler
il faut que am nañu benn voie autorisée muy autorité religieuse bi il faut que mu delluwaat si comme moom emprunté na itinéraire pour dox jàmm il faut que te booy dox jàmm pour nga intégrer ci jàmm jooju il faut que kenn ku nekk parti bu nekk am loo bàyyi. absolument parce que boo xoolee crise bi amoon oustaz yi dañ koy wax crise bi amoon ci l'islam man ba léegi ay tuuma rek laay dégg mais crise bi amoon ci l'islam sax ay tuuma la waaw ay tuuma moo tax crise politique bi amoon ci l'islam parce que ñi nga xam ne Abdullah ibnu Saaba mi nga xam ne moom moo demoon di tuumal Sidna Ousmane tuuma yi feebaloon na demoon na ci ba lu mu ko reproché rek ñu amnistie ko mu daw ci leneen parce que dem na ba ne ko yow Uhud da nga daw mu ne ko mais mu ne ko mais alxuraan amnistie na ma xamatul lu muy wax mu dem may ma tuuti rek mu dem ba ne ko sax léegi parce que jaara yonent bi sax yow yaa ko réeral te pourtant réussir na tuuma ba mu jur fitna ci l'islam ba l'islam bi tas ba léegi mënatuñ ko organiser maître te finalement fu ñu mujj mooy ci table de négociation. d'accord ci diggante Alioune. damay repréciser. moo tax comme table de négociation bu religieux yi ubbi nañ ko. d'accord mais nañ leen ko may kenn ku nekk nga retiré wu. très bien foofu laay ñëwee nag dama lay laaj bu leer mooy est-ce que tey jii loi xamee na kilifa diine wala xamee na ñaan njëkk wala xamee na parce que tey jii kilifa diine yi ñaan nañu mais ci côté aspect juridique bi am na ñu naan même bu kilifa diine yi ñaanee mbir mi foog ñu topp ko ci yoon. xam nga dafay am lu ñuy wax ci constitution les principes des lois de la république yoo xam ne kenn bindu ko fenn mais da ngay xool ci principe bi rek ci caractère bi mu am rek ñu koy jox parce que même juge constitutionnel France sax liberté d'association binduwuñu ko woon fenn mais bu mu xoolee dafa xam ni juridiquement même bu dul juridiquement sax liberté d'association nit daf ko war a am parce que nit dafa am ay liberté fondamentale mu consacré ko reconnaître ko ci ay décisions yu bari te kenn bind ko fenn mais li nga xam ne loi tamit autorité religieuse bi mi ngi ci kawam di contrôler pouvoir bi pour ñu bañ a dem ci dérive parce que entre le mal et le pire mais ban ngay choisir faut choisir le mal absolument parce que bu ñu itinéraire bi ñu emprunté buñ ci continuer kenn bàyyiwul sa position bul xam fan la ñuy jëm parce que fitna ci boppam moom moo ubbeeku jërëjëf wax nga lu am solo parce que aussi jàpp naa ne ci wàllu yoon li nga ci leeral macha allah am na solo mais ñu bëri dañ jàpp ne tey ji kilifa diine yi bu ñu waxee réew mi war na teg ñu jël kii ci ligne bi ñi nga xamante ne ñoom aussi bëgg nañu participer delluwaat ci plateau bi asalaamaaleykum.